si seen chaîne YouTube Reubeuss TV seen émission parole des jeunes ñu ñëw si affaire de environnement gis na boog ba léegi Petersen tout le temps dafay am ay lakk ñii di ko jiiñ ñii di ko jiiñ ñee tey nag si commerçant yi xam te ne tey ñoo lakkale ñoom laay ñëw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna si. waa sëñ bi noo leen dundee seen xew-xew bi lakk bi. waaw d'abord di masawu coono ñëpp xam ne lii xew fii nii gënalul kenn ci gàttal maanaam comme da ngeen ñu imposé pour ñu wax sax mais ñun dañoo am ay kilifa te am na wax yoo xamante ne nii man provocation laa koy jàppee loolu duñ ci tontu ñun ñëpp ñoom ñoo bokk frères yi lal fii di jaayee ak commerçant yu mag yëpp ay mag a rakk lañ ay frères et sœurs lañ. kon amuñ benn intérêt comme gars yi li ñuy wax nii di leen yéene lu bon loo xamante ne nii musiba la loo xam ne daal seen kaw di leen masawu coono bu baax di leen masawu coono parce que lii nit sax du ko yéene sa noonu boo amee sa noonu sax doo ko yéene quoi en quelque sorte. sëñ bi dañu gis ne seen bâche yi yéen dafa lakk ñoom marchand ambulant yi wax nañ ak ñoom nee nañ lii lakk jiiñuñu ko kenn mais menacé ngeen leen def ngeen ay menaces si ñoom nee leen di leen def plan A wala B. nee na ñoom dañu mel ni plan B bi yéen moom ngeen def parce que ñoom fi ñu toog nii tey ñoom teguñu fi seen boppam maire leen fi teg. waaw effectivement maire moo leen fi teg ñoom noonu ko waxee ñun tamit noonu lañ ko déggee fii du rue pour commencer xam na ñoom par exemple ñoom mun nañ ko bañ a xam fii boulevard la man je ne vois pas l'intérêt ñun ñuy def loo xamante ne ni dafa dem à l'encontre de leur intérêt par exemple tey ñoom teguñ fi seen bopp dañ leen fee teg comme ni nga ko waxee. kon ñun ban intérêt la ñu am di utiliser ay plan ñun suñu plan yi ñu amoon ñun nëbbuñu ko def nañ ko dem nañ ki ñu amoon intérêt pour gis ko moom mooy le maire ba nga xamante ne moom ñoom la ñu wax ne moom ñoo leen fi teg gis nañ ko expliquer nañ ko ne ko vraiment lii encombrement la et puis ça va à l'encontre de toutes les initiatives yoo xamante ne maanaam day permettre développement boo xamante ne si biir réew la surtout benn ville bu mel ni Dakar nga ñëw si benn avenue nga baare ko. bon c'est pas quelles étaient ses intentions xawuma ko mais ñun après dañ ko déplorer dem gis ko waxtaan ak moom pour mu def de tout mu jëm ci y remédier loolu moo nekkoon plan yi amul leneen loolu rek la. mais bi ngeen demee waxtaan ak maire lan la leen wax loo xamante ne tey mën nañ ko teg ci table bi parce que encombrement bi nga wax lu am la te fii du rue boulevard la lu mel ni centre ville lii lépp am fi bi ngeen demee ci maire lan ngeen fa jëlee. waaw bon bañ demee ci maire bon. bokkuma ci woon mais ñun dañoo délégué ay personnes yi dem comme ni ma la ko waxee dañoo am ay kilifa bañ demee waxtaan nañu ak maire xamal nañu ne y a des travaux en cours yoo xamante ne nii pare nañ pour dugal leen ci mais le truc en est que kenn mun cee wax lu exact parce que le délai n'était pas précis dañoo waxoon rek ne ñu ngi ci danañ def le tout pour jëlee leen fi dugal leen ci biir ñun tamit ñu leen koy souhaiter bu baax parce que suñuy frère lañ. nan wax ñi ñuy gisee mais xam nga ne yow loolu raisonnable ambulant yi tablier ñu ngi nii toog. Dakarloo ñun de ñooy nekk chaque jour que jëfee ñooy ne kon donc li ñuy jëlee fii moom la ñuy yóbbu fële ñoom ñu lal ko ñun ñoo koy dem uti ji indi ko ñoom jox leen ko ñu lal ko kuy def loolu dina jóg dem di lakk loolu ñii toog ñii kii génn ñii si la bokk lakkale na kii man dinaa ko xool di lakk yëfam. ñu ngi ne la di jaay ñu ngi ne la di yuux ku ma soxla su ma la wooyee su ma la yónnee nga dem. bon lan mooy tey problème bi entre ambulant bi ak maire bi ak borom magasin yi parce que tey ñoom dañu taxaw seen diggu dëgg ne ñoom fi ñu toog dëjuñu fi seen bopp maire moo leen fi dëj moo leen teg ci boulevard bi pour ñu daan seen doole. kon xam nga ni politique la. ah sëñ bi nu mu nekkee politique. politique la. xam nga lu tax lu mu nekkee politique. li nga ma wax ak li ma la tontu rek boo imaginer rek di nga war a mën a xam ni politique la ndax lu tax ñu ñooy borom magasin yi ñii ñooy tablier yi civil du atte moromu civilam civil du atte moromu civilam kan war a atte dem nañ ba si moom mu ànd ak ñoom ndax moo leen jox fii. fii moom soo ñëwee fii à partir de 19h30 20h da ngay noo fii xanaa àll la c'est habitant pour les sauvages ou bien pour nit la ou bien pour doo xam sax ñan ñoo fi dëkk. léegi yéen matukaay ngeen bëgg a jël fu mu toll nii. ñun moom matukaay bu ñuy wax parce que mënuñu wax parce que si ginnaaw maire bi lañ nekk maire bi la ñuy ñaan mu jàppale ñu pour xool li situation bi nu ñu koy mënee defaree pour lii mu gën a gaawee rek mooy bu ñu arrangé.
parce que depuis démb ñun ñëw nañ commencé ranger fii yëpp matin mi ambulants yi ñëw nañ toogaat teg seen affaire yi te léegi ba xam nañ ni vraiment lii xamuñu fan la ñuy jëm daal vraiment te moom rek lañ mën a jëblu léegi parce que moom mooy suñu njiit bi fii soo dëggee Dakar Plateau moom lañ gis moom lañ fal moom su mën a jàppale ñu ngi si ginnaaw mu ñëw jàppale ñu si lii vite fait gars yi mën a jógu fii parce que ñu ba léegi vraiment lii moom on n'est pas sécurisé quoi. merci cher internaute comme ni ngeen ko gisee problème bi bari na kenn xamul fu mu situé ndax ku nekk mi ngi jël responsable di ko yóbbu fenn riverains ñu ngi jooy ñu fi dëkk di fi yeewoo chaque jour dem ba seen ay bâtiment di tàkk ñu ngi jooy marchand ambulant yi ñu ngi jooy commerçant yi ñu ngi jooy dañuy lancer un appel aux autorités ñu faj lii mu gën a gaaw parce que ni ñu ko gisee sànq si suuf dem nañu bay dóorante ñoom seen biir métti na trop surtout ñi fi dëkk nga xam ne ñoom ñooy gën a yàqule jërëjëf cher internaute. peut-être c'est lu mu laq dafa bëri man mii sama gaañu yi sama yaram yi doo gaañu 4 heures du matin laa commencé fay taal bi presque ba 8 heures du matin ma ne alhamdulilah si man jaar na sax mais tey dama xëyaat gis accompagnement bi lu riz bi seere ma xam ne monsieur le maire lu mu war a liggéeyu ko te lenn naa ko wax préfet laay waxal monsieur le maire man Dakar laa dëkk affaire bi su war a dépassé yow préfet yow monsieur le maire laay waxal fu ngay dëkk ak sa bureau xam naa ko mais am na loo xam ne ok baal naa leen. fii xam nga lan mooy suñu problème ñun ay xale yu ndaw lañ suñu alal lakk yoratuñu dërëm comprendre nga loo ko amul loo ñuy masaw coono doo ñëw fii naan ay Alioune Ndoye monsieur le maire ñun Alioune Ndoye dañ koy sant di ko gërëm parce que ginnaaw yàlla bu nekkee fii moom la comprendre nga dëgg neex nag comprendre nga. bu leen gis nga ñii nii li tax mooy yomb nii li tax mu yombee nii Alioune Ndoye mi nekk suñu ginnaaw dañuy jàppale moo tax yëngaluñu mais bu dul Alioune Ndoye mi nekk suñu ginnaaw ñun ñëpp xamante ne. waaye dama leen bëgg a laaj yéen ñi fi nekk riverains yi lii ban danger la am ci ñoom. non amul benn danger si ñoom parce que ñun ki nekk suñu ginnaaw xam nañ ko muy Alioune Ndoye te képp kuy jàppale Alioune Ndoye am na yoo xam ne doo si doxagun mais bu doon doon Alioune Ndoye am na ñoom xam nañ. mais li balcon yi nga gis ni mu tàkk ni du danger. balcon yi tàkk yi nii balcon yi tàkk ñun du buñ ko dee di xool nan toppi ñeneen mais bu ñu topp ñun au contraire ñun ñoo leen di topp ñun ñoo leen topp parce que ñun ñoo taxaw tëkkuñu ñu jékki-jékki ñu. mais ñoom tamit ci victime yi lañ bokk. lan mooy suñ problème ñun ñëpp ñoo ànd coono bi comprendre nga li ma lay wax ñun ñëpp ñu ngi masawu ku si bokk si lakk bi lakk ku ne xam na ne neexul comprendre nga li ma lay wax mais ñu ngi leen di masawu coono ku am loo metti lu si nekk il faut nga génn ko grave bi duñ ko mën a bañal loolu même bu mu jéem a balaame kenn parce que ñëpp a yàqule comprendre nga li ma lay wax doo fi ñëwee wax sa ñeneen ak ñeneen di wax comprendre nga ñun ñi ñëpp dañoo lakkale ñoom itam dañoo lakkale comprendre nga ñun affaire bi ñun métti la na trop mais ñi lakkale ñëpp nan sant yàlla bu ñu jël kenn di ko teg toor bi nan gëm na rek lu yàlla dogal la comprendre nga xam nga. dara gën a métti liggéey sa alal moom ko sa xaalis moom ko ñëw mu lakk au moins yow mi lakkale boo ñëwee war nañ am nañu wax ak yow ñi lakkale nii yéenewul leen ko ndax ñun dañoo dëkk ak ñoom dëkk bu rafet dañuy tibal añ dañuy sekk ak ñoom jàmm démb ñoo ñu may añ kon ñun yéenewuñ leen ko mais gars yi ñuy def si biir ak non ak yenn booy yi nga xam ne yenn boo waxuma sax yenn booy yi nga xam ne ñoo ne si koñ bi yi ñuy def amul solo nit bu lakkalee da ngay xam ne kii dafa lakkale mais bu ko yéene affaire bi ñun yéenewuñ leen lii dal leen yéenewuñ leen ko waa kër gi ñoo ko wax. waa léegi man damaa lakkale waa kër gi ñoo ma woo waa ñii waa balcon bi xale bu ndaw ma woo téléphone 5 heures du matin man xam nga kon yéenewuñ ma ko tamante ma yéen mais affaire na nice nañ bàyyi yi ñuy def nii di ay fii laa dëkk amul solo dëkk si dëkk bi tekk si dëkk moo ko gën loolu la ñu wax. xoolal affaire yi nan dawal comparaison yaa ngi dégg fii nii borom 1000 francs la lakkale borom 2000 la lakkale mosoo gis kuy yàqule nit ñëpp taxaw naan yéene leen ko yàq yoruñ xol yooyu noonu ñii jàmm ak salaam ay xale yu ndaw la ñëw di foo ci suñ biir ñu nekk xamal lan la nan yéenente jàmm ñun ñëpp yaa ngi dégg lii ndogalu yàlla la yàlla ñëw na ak ay mbiram yàlla moom lépp man lépp yàlla ñu yàlla joxaat leneen ñu continuer jàmm ak salaam loolu moo gën moo ëpp importance. léegi yéen fu dee loolu bëgg ci cantine yi fu mu toll. lan waaw ñu liggéey rek lañ bëgg ñun liggéey rek leen bëgg xam nga lan la nga dëkk ci dëkk bi nga tedd ci dëkk bi moo ko gën nan ñëw liggéey ñun liggéey leen bëgg. léegi yéen looy lancé ban appel ngeen di lancé mairie bi concernant cantine yi. xam nga ñun Alioune Ndoye ñoo ci ginnaawam Alioune Ndoye ñoo ci ginnaawam yaa ngi dégg moo ñu calmé ñun moo tax ñun moo ñu calmé moo tax defuñ dara yaa ngi dégg booba léegi ñoo ci ginnaawam te duñ xaddi ñoo ci ginnaawam ba léegi di ko déglu yaa ngi dégg ñun ñoo ngi xaar Alioune Ndoye daal lu mu wax rek moom la. ñun gis nga Alioune Ndoye
ñun lu ñuy kaas waruñoo jël benn micro di wax dañoo am jiit muy délégué ñoom Mamor ak gars yi ñooñu la ñuy dem lu ñuy waxtaan ak ñoom kaas ko ñoom li ñoo gën a xam li jaadu ñoo xam li ñun ñoo leen jiite far leen mbir bu amul jiit du sotti fii marché bañ ko jëlee taxawal ko dañoo jël ki ñu doyloo ko fal ko mu doon njiitu marché bi lu ñuy kaas amul xeex amul xuloo nañu dem non déglu ma amul looy wax yow déglu ma yàlla ci dem borom da nga may déglu yàlla ci seen borom suñu borom daa ki nga xam ne moo fi taxawal marchand ambulant bi sëñ bi na nga def. maa ngi fii maa ngi lay nuyu di la ziare bu baax maa ngi tudd Mamor Lo nekk délégué marché Petersen. sëñ bi gis nañu marché Petersen depuis quelque temps li muy lakk dafa bari na trop fu mu toll nii lu ko waral. waaw xanaa ñu am ci métit rek balaa ñu ciy dugg mooy dañuy masawu waa Petersen ci tiis yi nga xamante ne ni dal na ci suñu kaw muy lu métti li nga xamante ne ni nag mën nañ ko ci am comme ay jàngat muy ay fait yoo xam ne tey ñun buñ ko doon diagnostiqué dana am fu ñu ko adressé. te mu nekk lu nga xamante ne nii aussi vraiment am nañ ci méttit parce que li tax ñu am ci méttit mooy yaakaar naa ne voie bii nii di Petersen nii li taxoon maire baare ko pour trouver solution moo taxoon parce que problème am na ñëpp xam nañ ne problème am na problème encombrement am na muy régler problème boobu moo taxoon mu initier procès de recasement bii muy cantines yi ngeen gis mu waroon dem presque ci 2000 cantines pour régler problème mu voie publique bi loolu bi mu amee ci sens boobu moo tax mu baare circulation bi parce que circulation bi li tax mu baare ko loo si fi jaaykat yi mooy ñu xaare ndigandiko rek la doon pour ñu dugg fii mais gis nañ ne ba loolu amee ba tey suñu mbokku commerçant yi nga xam ne ñoom ñoo ñu waroon a soutenir ci depuis lakk gu njëkk ga ñoom ñoo ñu attaqué def ñu adversaire depuis loolu am mu nekk lu nga xamante ne nii ñaawlu nañ ko trop suñu diggante ak ñoom parce que ñun ak ñoom duñu ay adversaire ñoo bokk secteur bi muy secteur commerce bi ay mbokk lañu ay dëkkandoo lañ fii saa bu ñu xëyee ñooy xëy dajee fii la ñu njëkk a def mooy ñoom def bolok dem attaqué maire xamal leen na leen carrément ñooñu dañ fa nekk gum rek mais dañu fay jógee parce que ñi nga xam ne tey ñoo ma fal ci sama commune bëgg naa ñu féex te gis naa ne li tax ma leen di mën a jëlee ci seen i buntu kër yi yéen itam foog ma ut fu ma leen dugal moo tax mu initier lii bon ba ñu fa jógee ñoom bi ñu ñëwee la ñu njëkk a def mooy créer seen benn cadre collectif collectif bi lan moo tax mu judd mooy dañ ne ñoom xeex bi dañ koy portel seen bopp pour jëlee fi ambulant yi andi ceeg commerçant yi nekk fii ci ci avenue bi yëpp ñu ngi woon ci biir collectif bi di génnee seen xaalis di jël ñenn di copte ñenn ñu nga xamante ne ni mën nañu wax ne dañ leen di jël uniquement di leen manipuler pour ñoom ñu dal ci suñu kaw te loolu noonu yëpp mënoon na ñàkk beneen bi ci des mooy dafa am loo xam ne aussi il faut ñu dénoncer ko Petersen lakk yi bëri na mais bii dañu ñaan état aussi mu ubbi enquête ci dossier bi parce que am na lu ko jiitu collectif boobu ma lay wax ñoom def nañ réunion fii Valmy def nañ ay réunion aussi école Rebeuss Abesok pour ñu ne ñoom ñooy régler problème bi seen bopp demoon nañ ba jotoon information yoo xam ne xawoon na yàgg ci jamono bi ñuy waajal màggal ak Touba ñu jot information que ne collectif boobu nee na dañuy xaar ba waa Petersen dem màggali Touba bu ko defee ñoom ñu doxe leen ginnaaw régler problème bi seen bopp xamuñu nag ci ban sens lañ ko doon régler bon lii tey bu amee aussi ñun bu ñuy joxoñ baaraam ñoom la ñuy joxoñ baaraam te bi loolu amee ñoom bim leen leeree ne information bi senn na ñoom ki leen jiite ki jiite woon collectif bi benn jour woo na ma dama bëgg ñu ànd dem Rebeuss ma ne ko ci lan mu ne ma parce que dafa am benn information buy daw que ne ñun ñoo wax ne dañoo bëgg a taal marché bi bu ngeen demee Touba mais baatu taal boobu ñoom lan moo ko indi ba tax ñoom mu jaral leen tey ñu dem di porter plainte contre X
pour seetal seen bopp bon lii tey bu amee tey vraiment dañ koy ñaawlu mais buñ koy adressé ñun ñoom ñi nga xamante ne nii dañoo nekk ak ñun fii nekk yor fi ay magasin depuis début ba jusqu'à présent nii ñu ñuy menacé da ngeen fi jógee marché bi dina lakk lu ne ñu koy wax bon tey bu amee lii bu amee ñun amuñu compétence ne ñoom la mais na état ubbi enquête police judiciaire na def enquête am parce que police yi aussi police Sénégal xarañ na te xam naa ne jusqu'à preuve contraire bu police ubbee enquête mbir mi dina leer loolu nag moom dañuy koy ñaan aussi état na ci taxaw beneen bi ci des mooy dañuy remercier monsieur le ministre maire Aliou Ndoye bu baax a baax parce que gis nañ soutien am ci suñu ginnaaw donte ay néew ji doole lañu mais considéré nañu comme citoyen considéré nañu aussi collaborateur am loolu nag dañ koy rafetlu bu baax a baax di ñaan état aussi projet bii di projet de recasement bi mu nekk projet boo xam ne dafa mën a absorber lu bëree bëri régler. bien sûr politiciens yi la xamal tax ndax bi leen ko fi tegee ñun dem noon ay yoon si maire bi ay yoon audience si maire bi ñu toog ak moom. mais ba nga demee lu la maire bi wax. lu mu ñu wax situation moo tax ñu teg leen fa quelle situation lakk amoon na fi moo tax ñoom ñu teg leen fa xam nga rii bu toll nii gis nga tey waaw boulevard bu mel nii gis nga people bi fi jaar nii mel xanaa gis nga leen gis nga tey dëkk ñu firee. mais yow bon tey lan ngay wax maire yi Dakar Plateau. politique la affaire de politique la parce que président délégué bi ah ci kiyam la bokk ay employé man. asalaamaaleykum chers internautes de Reubeuss TV comme ni leen ko waxee sànq annoncé leen ko ñu ngi fi Petersen ba léegi jël nañu marchand ambulant yi jël nañu commerçant yi fu doon na ñu ngi ci riverains yi ñi nga xam ne ñoo fi dëkk di fi yeewoo chaque jour à Petersen avenue Petersen bi sëñ bi na nga def. maa ngi fi asalaamaaleykum man Issa Doucouré laa tudd man Dakar laa dëkk Petersen fii laa juddoo en fait doomu plateau là quoi je suis un Sénégalais donc affaire bi à 4 heures du matin la commencé mu commencé c'était mercredi à 4 non jeudi mardi la commencé je crois à 4 heures du matin bon ñu yenn si pendant toute la journée si lañu nekkoon ba léegi ñu ngi si quoi ñu ngi si métti bi ba léegi nii voilà. gis nañu ne que avenue Petersen bi dafa dem marchand ambulant nañ ko occupé yéen fi dëkk lu si seen gis-gis. vraiment ñu moom lii c'est catastrophe parce que lu ñu ci gis le vraiment lu métti lañ ci gis parce que tey soo amoon maladie tey pour wàcce ko yóbbu ko hôpital il faut nga boot ko pour mun a génn taxi mënu fa dugg en cas urgent dara mënu fa dugg parce que ambulants yi ñoo fi toog te amuñu droit pour toog fii te ñun gis nañ ne waa maire bi moo leen jox droit pour ñoo toog fii. yow yaa nekk premier étage gis nañu sa balcon dafa lakk yéen ci ban risque ngeen nekk fu mu toll nii. ñu ngi à risque total même à risque total lañ nekk nii parce que vraiment on en a ras-le-bol c'est trop lii c'est pas la première fois ni la deuxième fois ni la troisième fois parce que bu mu amee famille bi yëpp moo génn kenn mënul woon dugg te ba léegi kër gi soo ñëwee si biir salle bi carreau bi yëpp dafa chauffé ba léegi sur risque lañ nekk parce que depuis dem ba léegi maire bi ñëw na fii Dakar fii ñëwul xool constat bi si biir kër gi en fait si rue bi la yem dem si centre commercial bu bees bi après génn dem parce que su ñëwoon sax ñu xam ne vraiment maire bi yegg na si kër gi sentir na tuuti ñun métti bu ñu am mais personne n'est venu quel ñëwoon ñoo xool depuis dem ba léegi médias yi ñoo fiy ñëw te vraiment ça on en a marre quoi parce que média su lañu jotee te ñu xam ne vraiment ñoom lañ fal ñoom ñoo war a ñëw xool comme maire yi vraiment lu ñuy wax ma monsieur le président Macky Sall laay wax a tàng parce que c'est lui qui peut nous aider à ça parce que le maire là c'est trop parce que moom su ñëwee ba léegi ñun gisuñu dara lu xam ne lii vraiment mën nañu am avancement parce que fu ñu nekk nii si risque la ñuy dund dañuy fay suñu impôt fay suñu lépp luy droit dañ koy fay fii donc suñu gisee lu ay doomu sénégalais war nañu jàppale pour mun a génn si lii parce que ambulants yi ñëw fii kenn dëkku fi ñoom ñëpp dañuy ñëw journée ñoo embrouillé fii après ay 18h 19h suñu paree ba 20h ñibbi bàyyi fi saleté yi fii day tilim catastrophe